ñu seetaan ci Facebook bi waaye tamit ci YouTube bi ñu ngi leen di jaajëfal bu baax di leen wax rek dalati leen ak jàmm ci seen émission préférée yor actu wala boobu leen neexee sax ngeen ne li xew ci réew mi lépp benn la fii ci Baol Média FM lay xewee ma ci feggoo ak sama doom baay sama xarit sama rak sëñ Fallou. Warxa maa ngi leen di la ziar bu baax yaa ngi ci jàmm. maa ngi si jàmm bu baax noo yeewoo. sant bu baax alhamdulilah naka suba. naka koor gi. waa di gérer comme ni ko gars yi di gérer rek. tey tàng na de daa mel ni. voilà non instant bi commencé na war. peut-être mu changé non man chaque jour damay woon. Falla seen damay woon. waaw te yenn saa yi da ngay jël pause comme ñoom code sax. non jamais du ma ñooñu duñ man ay yaandi code seen ak yooyu. yàlla ko day jël pause moom. voilà di nuyu képp koo xamante ni rek yaa ngi ñuy bàyyi xel moment bi ci rajo Baol Média FM. di nuyu tamit sunu xarit Warxa comme ni mu ko waxee sunu mag loolu la présenté donc ñu ngi koy nuyu bu baax di ko ziar di am mbégte ak contentement di ànd ak moom saa su nekk ci heure bi ci sunu émission bu am solo bi émission li ci réew mi. Warxa ñu ngi lay ziar waat bu baax di la jox sa wàcc. noonu lay demee sëñ Fallou comme ni nga ko waxee émission li ci réew mi nekk émission boo xam ne nag dañ ciy traité bépp information boo xam ne rek jot nañ ko mu ñeel askan wi waaye tamit askan wi bëgg ci am ay leeral tey nag suñu bulletin daal di nay riche fa ñuy commencé mooy que kaaw ki nga xam ne moom moo di Astou Dione ak Maty Trois Pommes fan yi yaakaar naa ñaari fan yi coow li xaw naa bari lool parce que boo seetloo tuuma yi nga xam ne Maty Trois Pommes tegoon na ko ci kawam mu xawoon na am benn silence donte nit ñi jotoon nañ ci sax waaye xawoon na am benn silence parce que boobu waxagu ci woon ba ni ki barki démb bi mu toogee benn plateau télé 2STV daal ci indiwaat ay leeral bokk na ci li nga xam ne sulliwaat na mbóot yi indiwaat na coow ci biir réew mi waaye tamit kaaw ki nga xam ne moom moo di Adji Sarr ak Ndeye Khady Ndiaye amaat na leneen lu ci yees muy vidéo yi nga xam ne Adji Sarr daal na koy génne daal di koy wasaare muy keroog ba ñu dajewee ci bureau doyen des juges loolu tamit dinañ ci waxtaan waaye tamit candidature bu Guy Marius Sagna ci législative yi ñu jublu ci weerum juillet 2022 waaye tamit dinañ wax ci kaawu benn dame boo xam ne dafa doon accoucher fële ci hôpital bu Ziguinchor waaye daal nee na par négligence ci la perdre ñeenti doomam bu jógee ci loolu nag dañuy jeexale ak revue de presse bu Ahmed Aïdara kon suñu technicien Yande Codou Sène ak Jama Cissé ñi nekk si digital bi ñu leen wax rek ñu yéegalal ñu tuuti générique rek comme ça ñu mën a dugg ci débat bi. ayca sëñ Fallou comme ni ma ko waxee woon rek dañuy doore ak kaaw ki nga xam ne moom moo di Maty Trois Pommes ak Astou Dione Maty Trois Pommes génnoon na def benn vidéo am ay tuuma yoo xam ne teg na ko ci kawam Astou Dione tuuma lañ ko mën a tuddee parce que moom Astou Dione moom la concerné nee na ay tuuma la li ñu koy waxal yëpp def ci leen mu nekk loo xamante ne nii tamit nekk suscité na ay débat yu bari ci réew mi parce que ki nga xam ne moom moo di Astou Dione bi mu fi invité woon kii di bi mu fi defe woon invitation ak waaw bu ñu fi defee woon invitation après ci la jotee ay menaces nee na ñu commencé di ko menacé ñu commencé di ko bëgg a corrompre ci loolu ci la ñu jéemee ba sonn mënuñu ko corrompre ñu daal di koy rek teg ci kawam doodu tuuma ko ba day àgg sax ci affaire prostitution ji dem ba di koy jéñ que ni dafay génn ak ki nga xam ne moom moo yore communication Pastef ba moom sax moo ko obligé mu dem defi li nga xam ne moom moo di journalisme ak yeneen ak yeneen am nañ ci sax benn vidéo xam naa après suñu réalisatrice daf ñuy tegal vidéo bi comme ça ñu mën a dugg ci débat bi suñu Fallou. waaw Warxa ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar di amaat mbégte bu baax a baax di ànd ak yow émission bi comme niñ ko waxee la fois passée di ñëwaat comme ci réew mi ñu nekk moom réew actualité la chaque jour nga gis loo mën a waxtaane
mu nekk loo xamante ni lu doy waar la ay actualité yu yéeme yoo xamante ni boo ko déggee sax da ngay xaw a am gàcce sa réew. ndax bu ñu demee ba ñi nga xamante ni dañoo war a taxaw tey pour taxawal fi askan wi. di jox askan wi li nga xamante ni mooy li gën waaye itam di leeral askan wi ci li nga xamante ni mooy débat yi am ci réew mi. bu ñu demee ba ñooñu ñu leen di corrompre. ñuy bañ. ndax comme ni ma koy faral di waxee rek du ma ko taay di wax ci benn émission ñuy bañ ndax seen ngor ak seen dignité mayu leen lool ak seen éthique ak seen déontologique bi nga xamante ni am nañ ko mayu leen ñuy dund ay corruption genre yooyu. léegi nag bu ñu demee ba nga xamante ni ñooñu dañ leen di corrompre ñuy bañ. ñuy dikk di teg ñoom si seen kaw ay wax yu ñaaw ay jëf yu ñaaw yoo xamante ni ñu leen koy tuumaal. dafay indi maanaam nit ñi di gën di ragal. pour défendre li nga xamante ni mooy injustice bi maanaam nga di ko xeex. ndax boo gisee tey li may faral di wax rek képp koo xamante ni tey jii yaa ngi ànd ak ki nga xamante ni mooy président Macky Sall tey li ngay bëgg toujours mooy ñu ànd ak yow di dooleel président di wax président li nga xamante ni mooy li gën. tey kooku di Astou Dione dama koy suivre lu bëree bëri ci émission bi nga xamante ni mu ngi koy def. te à chaque fois li may gis mooy amul fu mu far. bu invité tey ñi nga xamante ni ñoo nekk ci pouvoir bi tey day taxaw comme ku nekk ci opposition bi. bu invité koo xamante mu ngi ci opposition bi day taxaw tey comme ku nekk ci pouvoir bi kon c'est-à-dire que kooku amul loo xamante ni mu ngi koy rendre ci askan wi loo xamante ni maanaam injustice la. lépp li muy rendre askan wi moom jàpp na ne mooy li gën te mooy li nga xamante ni mooy logique kon tey bu benn jëmm boo xamante ni tey génnee muy Mati 3 Pommes boo xamante ni kenn nawloo ko ndax ay fenam à chaque fois ay live am day nekk loo xamante ni ay fen la koy commencé ay fen la koy tëjee kon kooku jàpp naa ne ay waxam kontul ay waxam tamit warul mën a tee tey Astou Dione bi nga xamante ni moo nekk ci liggéeyam mu changé benn position wala muy changé gis-gis bi nga xamante ni tey jii amoon na ko ci réew mi wala tey li nga xamante ni askan bi yaakaare woon nañ ko di ko bàyyi xel parce que ñu bëri dañ ko fan ci calme ak ci personnalité bi nga xamante ni mu ngi koy montré mais aussi ci liggéey bu am solo bi nga xamante ni mu ngi koy def man daal jàpp naa ne tey loolu noonu ñu jóg teg ko ci kawam waru koo di déstabiliser waru koo tax mu bàyyeeku benn yoon ci fi nga xamante ni position bi mu nekkoon. Sëñ Fallou comme ni nga ko waxee rek boo xoolee coow li moom daf cee kii rek daf cee bees rek waaye bari na fi ci ay journaliste nekk na loo xamante ne ni tamit lu jar a waxtaanee la li tax ñu jar koo waxtaanee mooy fii nii réew mi da ngay gis journaliste yu bëri da ngay jóg rek ñu commencé jéem la faxasal wala nga jóg rek de parfois sax da ngay gis benn politicien jóge fële naan di la wooyee sama jarbaat ak sama doom bëgg laa jarbaatoo du lenn lu ñu ciy jublu lu dul que ni ñoom bu ñu amee lu ñu bëgg mu génn nga génne ko mais boo amee information boo xam ne arrangé wu leen nga bañ koo génne muy dem ba ci da ngay dem ba ci affaire de suukaru koor yi nii bëri na journaliste yoo xam ne suukaru koor bu ñu jot rek tax na bu ñu jotee tey yenn information yi du ñu ko génne dem na ba ci da ngay dem ba ci aide de la presse bi sax daf ciy feeñ dañuy am presse yoo xam ne ñoom la ñuy jox am ñoo xam ne duñu leen jox parce que ñii dañ leen a corrompre ñii mënuñu leen corrompre buñ la jiimee corrompre ba mënuñu ko nag fa ñuy mujjee mooy bu fekkee jigéen la ñu ne waaw moom day cagatu bu fekkee góor la ñu ne waaw moom day politique moom fii la far alors que journaliste bi moom amul droit far fenn waaye journaliste bi am na droit xool li nga xam ne moom moo nekk ci société bi mu wan ko waa société bi comme ñooy la voix des sans voix donc ñi nga xam ne amuñu kàddu ñi nga xam ne amuñu possibilité taxaw wax li ñu bëgg a wax ci li ñu war a wax yow yaa am possibilité yow yaa war a taxaw nga waxal leen ko loolu noonu journaliste bi rek moom moo ko man te yaakaar naa ni rôle am la waaye bu ñu demee ba journaliste yi bëri bu dee jigéen ñu jiñ la ñu ne day cagatu bu dee góor ñu ne dañ kaa jënd wala nangam ci sàngam ba dañuy dem ba dafay am sax ci suñu biir homme politique yi sax dañuy dem ba dañuy ragalante ci seen biir yow des fois da ngay dem ba sax yow da ngay ragal a duggalante ak benn politicien yenn duggalante yi wala yenn xaritoo yi. xam nga loolu boo ko gisee mooy dañoo nekk ci réew bu doy waar boo xamante ni maanaam dañoo corrompre ñu bëree bëri te dañuy jàpp ne tey jii ku ñu gis rek war nañ la mën a corrompre bu fekkee dañ la corrompre nag corrompre boobu jàll li benn solution lañ amaat muy yàq sa der pour que askan bi wedd la ba lépp loo waxati duñ la gëm jamono bii ñu toll nii surtout Sénégal waxkat yi dëgg yi rek la ñuy pexeel ndax waxkat yi dëgg yi heure bu ñu jógee waxuñu pour kenn bëgg waaye dañ koy wax pour askan bi comprendre surtout les journalistes maanaam journalistes yi dikkuñu fi pour di wax lu neex Ousmane Sonko lu neex Macky Sall non non dañ fay dikk pour lu neex askan bi maanaam réalité bi nga xamante ne askan bi soxla nañ ko réalité boobu lañ leen di indil bu ko defee ñoom ñu teg ko ci taawal bi nag tasaare ko expliquer ko askan bi comprendre mais fekkee da ngay def sa ak njublang ci roq bi nit ñi trouver ko teg ko ci taawal bi di ko waxtaane di ko tasaare pour askan bi comprendre nga lànk ne loolu lu ci dal dama koy corrompre mu bàyyi loolu gas suul bu boobaa li ñuy waxoon léegi ni boobaa nit ki
day jaay ngorom wala dignité parce que dëgg man mënuma ko gis nga war koo wax ñëpp yaakaar la ci ne yow yaa ko war a dikk wax nga dikk di déstabiliser di wax leneen lu bokkul ak dëgg te heure boo génnee ci dëgg rek nit ñi dañ lay xeeb heure boo noppi wax dëgg nit ki bu lay topp ci dëgg la lay topp mais heure boo noppi wax dëgg rek daf lay xeeb mais nag tey jii bu ñi nga xamante ne ñoo nekk ci parti pouvoir bi ñoom jàpp nañ ne askan wi tey lenn rek lañ gëm muy nga leen di corrompre di leen jox xaalis ñu lay topp ngay xëcc nit ñi parce que instant bi loolu da cee bëri de fi mu toll loolu rek mooy seen stratégie bi ñu teg mooy que na askan bi génn di wax ñuy corrompre askan bi ku nekk di génn di wax ci réseaux sociaux yi fu nekk ndax boo xoolee tey ñi nga xamante ni tey ñoo fi ëpp doole maanaam boo xoolee réseaux sociaux yi moo fi ëpp doole jamono bi parce que ñu bëri ci la ñuy teewloo information yu bëree bëri boo xoolee jamono bi ñu ci bëri tey jii bu ñuy wax dañuy wax ci turu maanaam président Macky Sall maanaam te au début da nga leen daan gis ci yeneen parti ñuy wax nga leen di gis ñu nekk nit ñu dëggu nit ñoo xamante ni heure bu ñu waxee da ngay bàyyi xel seen ay wax ndax wax ji ni ñu koy waxee ak dëgg yi muy nekk mais ñooñu dañoo dem ba tey jii bu ñuy wax yow da ngay am gàcce di leen déglu parce que lañ waxoon bu njëkk ak li ñuy waxaat dañuy mujj di corriger seen bopp wala dañoo waxoon ba pare ne damay daw wàqat la ma nekkoon du dëgg te fekk lañ nekkoon mooy dëgg mais alors que alalu àdduna bi nga xamante ni tey ji jox nañ leen ko loolu moo tax ñu jaay seen ngor tey di dal ci nit ñu baax ñi di wax lu baax lu bon nit ñu baax ñi rek la ñuy teg lu bon di wax ci ñoom lu ñaaw te ñi koy wax ñooy ëpp doole maanaam nit ñu baax ñi maanaam ñi taxaw di wax lu bon jamono bi ñoo ëpp doole ñoo ëpp kàttan te tey boo leen boo juuman tey boo wax leen benn mot bu garaaw ñoom dañ lay porter plainte bu ñu demee dañ lay téye alors que kon jamono bi ñu nekk ni li boy yi di wax pays va mal ci foofu lañ toll en tout cas war nañ ko organiser waat en tout cas doy na waar suñu technicien bu fekkee élément bi pare na rek mu diktal ñu ko ñu daal di continuer ci débat bi xam naa élément bi dafa sotteegul Baye Mor Seck ñu ngi koy ziar mi ngi suivre ci Facebook. sama yenn mbokk journalistes yi bëgguma sax di insister là-dessus parce que je préfère en discuter vraiment avec eux mais il le faut parce que am na interview yu am yu Gabriel Kane ak yu Françoise Hélène Gaye vraiment j'étais pas découragée par rapport ak la presse j'étais vraiment déçue en fait parce que am na yoo xamante ne booy invité nit muy Françoise wala muy Gabriel ci un sujet boo maîtriser wu sujet bi man comprendre naa ne ñun ñi nekk ci mbir mi depuis 1 an di ko suivre bokkul ak ñi nga xamante ne da ngeen am ay invités yu bari vous êtes dans vous traitez beaucoup de sujets mais bu ngeen am invité mais ngir yàlla il faut faire des recherches même ci Google ngeen xool ce qu'on a écrit sur telle chose il faut travailler le sujet ngeen liggéey ci sujet bi mais suñu demee ba ay journalistes ou des gens qui travaillent à la télé nga taxaw naan lu tax Adji Sarr mu am ay bip yu koy garder sama gars yi ñu ci bëri vous êtes des jeunes mais dañoo am yaakaar ci yéen ñu ci bëri yàlla xam na ne vous le faites pas méchamment en fait yéen xamu leen sax en fait vous le faites de manière innocente mais loolu war ngeen ko xam en tant que journaliste war ngeen xam ne képp koo xam ne ta vie elle est menacée c'est-à-dire que yow tu es Adji Sarr c'est une citoyenne sénégalaise muy man muy yéen ñi nekk ci plateau télé yi ndax àdduna dafa gudd tànk vous traitez beaucoup de sujets tey si votre vie est en danger mais c'est un devoir pour que yéen sa droit la nga mun a am ku la mun a garder nga mun a def la demande au ministère de l'Intérieur ñu mun la garder c'est pas un privilège yi da ngeen war a xam loolu yéen ñi di liggéey ci télé ak site internet yi c'est pas un privilège c'est un droit pour tout citoyen sénégalais et partout dans le monde ça loolu dafay am il y a des choses des questions tellement terre à terre que j'ai vu des gens que j'apprécie mais j'étais sidérée et déçue il faut aider ce peuple-là s'il vous plaît la presse s'il vous plaît ñu continuer ci presse bi yow El Hadj Ndiaye je sais que ne xamuloo ko say doom aussi yëguñu ko responsable politique bu Pastef bu ñëpp xam yàgg di lambari ci plateau télé yi pourtant waa APR ak ci team bi gars yi di live et tout ñu bëri xam nañ ko mais dañu leen suturaal parce que meluñu yéen parce que xale bu jigéen bi dafa téye boppam pas téye boppam mais dafa niru ku calme ku sedd gars yi kooku la ñu rus moo tax kenn waxul responsable politique bu Pastef boobu di doxaan ngeen baal ma ci wax mais dox ànd la di doxaan journaliste boobu ca 2STV yi ba ëmbal ko journaliste boobu nag dañ ma ne ku yaru la mais yàlla moo ma tiim ci Ramadan lañ ne ba ma ko xamee mooy jamono yu Mansour Faye ak audio bi mu ne am na ko ci Ousmane Sonko laa ko découvrir extrait bi doon partagé
ci réseaux sociaux yi dama ko seetaan ma seetaan na ko encore ak beneen invité Me El Hadji Diouf c'est ne kii am na ay accointance ak waa Pastef billaahi wal kitaabi billaahi waat mugguma sax waat mais je vous assure parce que ñun yàgg joow lañ kenn mënuñoo nax ci milieu bi ci milieu audiovisuel télévision j'ai tout de suite compris en fait. Eh bien quand on m'a dit que y a un responsable de Pastef boo xam ne ëmbal na benn journaliste bu 2STV dama ne est-ce que du diw ñu yónnee ma photo ne ma diw la responsable ma ne la est-ce que du diw ñu ne ma diw la ma ne ko kii moo kaccapanwee noonu responsable bi sama mbokk journaliste yi d'abord El Hadji Ndiaye gis nañ benn 31 décembre da nga jël ses responsabilités ñëw ci plateau bi pour réguler affaire yi ndax télé bi sa télé la kenn du la yàqal wax naa ko sànq même man jamonoy show to show comme dama rakkaju danga ma doon surveiller comme du lait sur du feu yow mii di El Hadji Ndiaye lii nag yëguloo ko gis nga waa kër Ousmane Sonko yii am na télé yoo xamante ne nii seeni responsable yàgg naa ko dama koy waxaat nii lañ def ak Ousmane Sonko mun naa ne c'est comme si dañu bokk ci bureau politique bu Pastef les Sénégalais le savent ñun ñi xam nañ ko dañ leen a bàyyi ci biir Sénégalais dem nañ ba découvrir ne télé bii kat tegatul neutralité seeni chroniqueur seeni journaliste su ma bëggoon jot lu arrangé Ousmane Sonko la ñuy def nit ñi xam ko ay waaye El Hadji Ndiaye bu fexe ba sa télévision bi mel noonu El Hadji Ndiaye boo gëmmee sa télévision yi comme télévision yooyu lay mel di nga dem ba Pastef jeex takk ci sa biir télé bi di nga dem ba booy dem ba buy wax ne objectivité yóbbu la ci mbedd mi dina leen jaral yow say journaliste di nga dem toog ba ñi ngay liggéeyal ñooy dem di la jaay ci presse bi parce que yaa ngay bañ la xew ci yeneen télé yi xew ca télé ci sa télé bi fekk c'est trop tard. Gis nga leader politique yii ak yenn responsable politique yi dañuy farantu ak yenn journalistes yi pour mun a am accès bu fekkee ne télé bi dañ leen ko tëjal mun a am accès ci biir télé bi. acca kon ñoo ko déggandoo Maty 3 Pommes kon accusation yi dem na sax bay wax que ni kii di Astou Dione responsable politique bu Pastef bi daf ko rek daal di ëmbal kon nag Astou Dione ndegam moom wax na ni que lii tuuma la moom tamit yaakaar naa war na mën a gën a leeral que ni ëmb boobu am na wala amul parce que yooyu yàb bi ci tamit. waa xam nga ñi tuumaloon Adji Sarr ëmb bi ñoo tuumalaat kii ëmb bi. te am 15 mois bii nii. voilà noonu lay demee rek ñoom naturellement ñoom noonu la ñuy dunde ñoom waa APR dañoo siis maanaam comme ñoom tey ni ñu amee ay Ousmane Sonko ni mu amee ay nitam maanaam ñoom Macky Sall amee noonu ay nitam ñoom du ñu mën a tolérer tey jii nit ku taxaw maanaam devant le public di jàppale Ousmane Sonko. wax na lu am solo nag muy ci côté télé mu ne am na télé yoo xamante ni ay niti Pastef ñoo fa nekk di liggéey maanaam Ousmane Sonko la ñuy liggéeyal. bañ mujj féetlu leen télé boobu Ousmane Sonko maanaam waa Pastef. wax na lu am solo foofu parce que boo xoolee tey sunu télé yi ñu nekk ci réew mi maanaam boo xoolee bu dee 5 3 yëpp Macky Sall la ñuy liggéeyal. waaw pourquoi waxul lool. parce que mooy naafeq maanaam man mënuma comprendre maanaam ngay dénoncer injustice ba pare di joggi ci injustice ba pare di wax injustice beneen le fait que yow ngay def loolu dénoncer bi nga joggi ba pare doog di dénoncer beneen bi sa kanam bu ko defee nit dañ lay gëm mais boo toogee ci injustice ba pare bëgg wax beneen injustice bu boobaa dañu jàpp ne fenkat te moo am kii nii wax naa ko léegi bi émission bi door fenkat la te heure bu waxee maanaam askan dañuy xam non boo ko woddee day am lu ko neex parce que askan bi sax xam nañ ne moom maanaam waxatu dëgg léegi nag kooku nag heure buy wax moom jàppal ne moom ay intérêt boppam kese lay wax maanaam après bu waxee pare ana lan la ciy gagné foofu rek ngay xoole moom am na lu mu ci war a gagné bu waxee pare léegi loolu lañ ci jublu di tàqal nit ñi jàpp waa Pastef ñëpp di ëmbal ka violé ka jàpp ñoom daal seen stratégie mooy loolu ñun nag défendre ñu Pastef ni APR mais réalité bi dëgg boo ko xoolee maanaam nit buy défendre cause mais cause bi heure boo ko xoolee rek da ngay xam ne maanaam jubluñu ci wax ji yëpp lu dul déstabiliser li nga xamante ni mooy Pastef te amul njariñ nañ bàyyi nit ñi ñu liggéey jëm ci élection nit ñi régler élection yi mu jeex une bonne fois pour tout
mais yii ñuy def nii di yàq xelu askan bi di gën a am haine ci Pastef wala ñuy am haine ci Macky Sall amul njariñ parce que ku nekk tey jii am na ay réalité yoo toppee Macky Sall wala nga toppee ko Ousmane Sonko kon c'est pas l'appel ñuy dikk di sos di tuural nit ñi di wax nit ñi lu ñaaw loo xamante ni xaju fi ëllëg da nga koy nekk loo xamante ni ay compte yooyu rendre suñu borom la nañ ci bàyyi xel. en tout cas doy na waar kon li ñuy def mooy dem déglu ji version ki nga xam ne moom moo di Astou Dione moom mi ngi teg tuuma yi ci ndoddam moom tamit daal di ne rek àddu fële ca 2STV ndax nee na moom live la naroon a def sax waaye comme am na occasion wax ko ci plateau télévision mu waxee ko foofu noonu ñu dem rek daal di déglu ki nga xam ne moom moo di Astou Dione mu daal di. non bi mu dawee gis. waaye dafa mel ne ku nekk ci kujje moom yaa baax. ki nekk ci nguur amoo vertu amoo valeur amoo wóor. loolu réalité la waa nguur gi. ñi nekk ci opposition bi kenn baaxul ci ñoom. comme opposition la nekk rek kenn baaxul. Cheikh bi foofu laa bëgg ñu taxaw ñi nekk ci opposition bi tamit waa nguur gi duñ nangu kenn baax. foofu laa bëgg ñu taxaw Cheikh Bara parce que gis nañ ne depuis éclatement. waaw léegi nag doo ma laaj ci démb lu tax Macky Sall jékki-jékki loolu man dama lay jox exclusivité laa lay jox. waaw dina laaj démb dafa yóbbu Antoine Diome demal yóbbu lii bi décret kii bi loi bi nga ñu wate ko pour ñu yokk député yi. xam nga loolu beneen sujet la ñu dem ba ci biir Macky Sall jékki-jékki dara. interpellé sama kii voilà ci mbirum traitement wu mbirum Adji Sarr beeg Ousmane Sonko ak surtout mbirum politique fii ci biir Sénégal parce que li ñu seetlu mooy depuis un moment képp koo xamante ni wax nga ci mbir mi loo xamante ni arrangé wul en tout cas benn boor bi dinañ jéem a teg yow en tout cas dinañ la décrédibiliser wala xool nu ñu lay diffamer wala xool noo xamante ni en tout cas dinañ tëj sa gémmiñ yow da nga yaakaar ni tey lii nga xamante ni moom moo di affaire bu Ousmane Sonko Adji Sarr dafa nekk risque si ñenn ñi rawatina ci yenn presse yi loolu laa bëggoon xam sa position. maanaam nekk risque ci ñenn ñi mooy ñenn ñi politique. pas ñi politique mais ñi nga xamante ni ñi ngi ciy àddu je peux prendre par exemple man sama cas parce que tuumaal nañ ma. nañ la tuumaal. du ma ko wax fii mais di ngeen ko gis ci kanam tuuti tuumaal nañ ma ci loo xamante ni amul. mais tout simplement parce que j'ai parlé de Guy Marius Sagna peut-être loolu beneen la. mais depuis xam naa dinaa bett nag ñu bëri parce que voilà c'est venu de manière inopinée. waaw mais tuumal nañ ma. Pape Sidi fii laa ko mën a wax parce que fii laa waxee mbiru Guy. tey exclusivité yëpp ay génn. et depuis ma wax mbirum. attends may leen ma lan lañ la tuumal. depuis ma wax Guy Marius Sagna ba muy woote. waaw di alerter. waaw. on ne l'écoutait pas. C'est ça. Je l'ai dit fii laa toog ma wax ko. C'est ça. Je reçois des menaces. Ah bon? Comment? Attends. Je reçois des ñi ngi may diffamer ñi ngi may tuumaal ba may féetale ci benn parti. Ah bon? ba di ma fa tuumaal lu rëy loo xamante ni kenn xameewul Astou Dione lool. Ah bon? xam naa ne sama famille ñi ngi may seetaan dinaa leen bett parce que yaakaaruma woon ni dinaa wax tey ci télé lu mel nii. Attends. Parce que kenn yëgul. C'est-à-dire j'en ai parlé avec personne. mais tey li Bella wax dama ni woon je vais pas laisser ça passer inaperçu. Je ne voulais pas en parler parce que kenn xamul Astou Dione di wax mais non mais des propos diffamatoires. c'est quand même mais très, les menaces viennent d'où? C'est quand même très c'est dommage, c'est-à-dire c'est dommage. Écoutez Astou Dione, c'est qu'il est en train de dire parce que man Pape Sidi may ma s'il te plaît. Pape Sidi ma envoyé benn capture d'écran loolu laay corrélation boobu lay def. C'est dommage ñu toll foo xamante ni journaliste mënatul def liggéeyam. wax sax xalaatam. Journaliste bu defee liggéeyam c'est-à-dire Astou Dione a commencé à faire matin bonheur si la commencé génn c'était le 3 juin 2021 le 3 juin 2020 autant pour moi cela fait bientôt 2 ans amul ku mën a taxaw di ne Astou Dione fay na ma xaalis pour ma ñëw toog ci télévision bi di ko waxal kenn parce que doo genre boobu. c'est important non c'est très important parce que xam naa li muy wax c'est grave. C'est important c'est très grave des accusations yu ñu teg sama kaw. Astou Dione n'a pas à leeral kenn ci li muy liggéey parce que professionnel la am na ñoo xam ne Modou yàq fi muy yegg di defar yegg s'il vous plaît. Modou Mbaye may ma bàyyi ko mu tontu kenn musul gis Astou Dione tontu. kenn musuma dégg xam naa je répète encore dinaa bett ñu bëri parce que dinañ ni kan mooy wax nii c'est moi parce que dañ ma tuumaal lu rëy a rëy. gis na Pape Sidi tu as vu. J'ai vu. C'est gravissime tout simplement parce que je fais mon travail. Et tu as été objective quand tu as dit que Guy m'avait alerté. Pourquoi? Parce que j'ai dit que Guy Marius Sagna alertait et on ne l'écoutait pas. Depuis phrase boobu ma wax. Sénégal dañuy
captures yi des diffamations des menaces j'en reçois à gogo mais kenn xamee ma tontu mais Bella dafa wax comme si que y avait quelque chose qui me disait que waxal je demande publiquement nañu arrêté nañu bàyyi ñu def suñu liggéey amul kenn ku mës a wax glissé naa Astou Dione question boo xamante ni c'est pour humilier mon invité musul am des invités yoo xamante ni ils font partie du pouvoir damay pare ñu remercier ma pour gis sama impartialité de même que de l'opposition su ma invité opposition waa pouvoir bi dañuy kontaan parce que dama leen fi teewal su ma invité pouvoir bi opposition day kontaan parce que dama koy teewal c'est ça qu'on appelle l'impartialité. si ki mu jugee daf maa gën a bett. c'est difficile Pape Sidi. Pape Sidi man maa ngi jégalu. parce que cette affaire c'est-à-dire politique Sénégal man j'ai pris le risque de me spécialiser en politique. c'est un risque. je le dis c'est un risque. parce que c'est-à-dire lu ne gis naa ko ci ay propositions mais. Pape Sidi Fall. une chose est sûre boo leen ma mayoon ma continuer dina ma neex trop boo leen ma mayoon ma continuer. Modou Mbaye wala je comprends ta peine. Modou Mbaye may ma rek may ma. en tout cas doy na waar diffamation yi ci journaliste yi mu nekk loo xam ne tamit doy na waar parce que bu fekkonte ne ni keneen moo ko teg nit. jógewul ci fi nga xam ne moom moo di nguur gi kon ba léegi yaa ngi dégg ñu di si wax mais lii nii ba mu amee moom mi ngi ci soog a wax diffamation yi mi ngi ci soog a wax am na beneen femme bu tudd Soukou Bébé je pense moom tamit mi ngi def ay accusations yu mel noonu di ko teg ci ki nga xam ne moom moo di Astou Dione Soukou Bébé Fall Facebook di ko teg ci ki nga xam ne moom moo di Astou Dione te ba léegi kenn waxu ci te chaque jour ñu jàpp fi nit ci affaire diffamation mën nañ ci jël exemple ku ci mel ne Cheikh Omar Diagne moom ñi ngi ko jàpp ba pare ni diffamation la mais lii nii tamit est-ce que jotul tamit ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa nguur gi wax ci tamit diffamation parce que li ñu teg ci ndoddam dafa rëy gouvernement bi ñan ñooy gouvernement bi Fall gouvernement bi ñoo ko teg lii yow dama yaakaar da nga ba tey maam yow doxinu Sénégal daa mel ne nga comprendre moom wax na ko de maanaam boo faree ci boor bii boor bee dal sa kaw nga far ci boor bi dal sa kaw mais bi ci gën a garaaw mooy boor bi am doole mooy dal sa kaw boo faree ci askan bi boor bi am doole mooy dal sa kaw te pour man boor boobu nag moo waran tey jii ku ànd ak askan wi mu ànd ak yow maanaam ñi ànd ak askan wi parti pouvoir bi ñoo leen war a dal di dooleel di leen kattanal di leen protéger di leen aar ci lépp loo xamante ni seen ay àq la ak ay yelleef ñu leen koy jox mais duñ def loolu de ñoom ñi nga xamante ñoo far ci nguur gi ñooñu la ñuy déstabiliser ñi nga xamante ni ñoo nekk fee ñu leen di jiñ wax ay diffamation di leen tuumaal di wax ci ñoom lu ñaaw lu nekk lii nag mënu fee jóg moom naturellement mënut a jóg ci réew mi parce que réew mi système politique bi noonu lay doxee ku ànd ak ñun c'est bon ku ànd ak ñun ñu teg ci yow lu ñaaw léegi nag comme que journaliste li ma koy conseil en tant que journaliste na liggéeyam te xam ne job bi mu ngi sérieux ndax Sénégal sa job bu sérieux rek ci la ñuy waxee ci yow mais bu fekkee job bi ngay job yaa ngi koy defee tappaleeg caaxaan gars yi dañ lay négliger mais bu fekkee ne ñu ngi wax ci yow rek na xam ne jobam mu ngi sérieux na gën a téye jobam te gën a respecté boppam mais aussi fi mu nekk mu gën fi teg tànkam bañ a teggi bañ a am fenn fu muy féeteeg fu muy far na liggéey ngir askan bi xeex injustice bi ngir askan bi en tout cas doy na waar Mor 67 leen macha allah am na solo waa Bawol Média FM rek ñu ngi koy jaajëfal bu baax ci teewlu bi mu ngi ñuy teewlu fële ci YouTube ba tey rek ñi nga xam ne ñu ngi ñuy déglu wala ñu ñuy suivre ci YouTube bi wala Facebook bi mën nañoo participer ci 88 628 19 05 88 628 19 05 dañu dugg tamit joxe seen xalaat yi li nga xam ne mooy actualité yi ni waxtaanee ñi nga xam ne ñu ngi bitim réew tamit mën nañu participer par WhatsApp ci 76 496 17 77 76 496 17 77 mu nekk lu doy waar ci ki nga xam ne moom moo di Astou Dione waaye bu ñu jógee ci loolu rek ba tey ci wàllum justice la ñuy rek taxaw waaye tamit defaat ab taxaw seetlu ci information yi nga xam ne génn na fi ni ki démb ci diggante ki nga xam ne moom moo di Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr ñëpp gis nañ vidéo bi nga xamante ne ni Ndeye Khady Ndiaye dafa toog ci siège bi ki nga xam ne moom moo di juge Maham Diallo toog jàkkaarloog moom di ko interroger mu nekk
nu mu tuddati benn vidéo boo xam ne mu ngi wër toile bi ñëpp ñu ngi cee waxtaan parce que vidéo bi nee nañ ki ko filmé moo di Adji Sarr moo ko filmé wasaare ko waaye tamit nee nañ waajuram bu góor di papaam moom moo ko wax mu rek daal di filmé Ndeye Khady Ndiaye ngir bés bu delloo ginnaaw rek mu daal di kii vidéo yi Fallou dama lay bàyyi nga introduire ci laata suñu technicien di ñu digtal li nga xam ne moom moo di vidéo. waaw Warkha comme ni nga ko waxee rek ci justice moom. justice bu réew mi la. waaw maanaam réew mi la fi nekkal. j'espère nekkalu fi kenn. te la ma waxoon la fois passée laay waxaat rek. maanaam justice bu mu nangu ñu koy dugal ci ayu ñàkk fayda di ko ñàkkal fayda toujours na gëm ne maanaam liggéeyam da ko war a def parce que askan wi la fi nekkal nekkalu fi benn parti nekkalu fi aussi benn nit ñëpp la fi nekkal kon lépp loo xamante ni justice war na koy def rek na ko def. ñuy ñëw ci comme Adji Sarr ni mu filmé lool nga xam ne waru koo filmé du rôle am parce que confrontation privée la. ña fa nekk ñoo war a xam journaliste duggul kenn camérawul kenn filmé wul benn Adji Sarr moo filmé pourquoi mu filmé parce que dañ ko autorisé. kan moo ko autorisé papa moo ne ko filmé pour bu Ndeye Khady Ndiaye delloo ginnaaw nga publier vidéo yi bu waxee leneen léegi nag loolu du c'est la première fois parce que boo xoolee audio fuité yi nga xamante ne fuité na fi temps yi Adji Sarr enregistré kee nu mu tuddati mooy kilim ak lamp voilà kilim ak lamp ba léegi boobu fuité moom tamit bi mu koy def audio bi ñu déglu bi mu koy def papa moo ne ko maanaam pour nga am preuve booy liggéeyal ñooñu da ngay ut preuve preuve boobu mooy très bien preuve boobu mooy enregistré leen denc pour ëllëg bu ci kenn demee deuxième mu génne ko ne yaa waxoon lii te defoo dara amee faay ci contrat bi daal léegi comme que jëkkewu ko ci Ndeye Khady Ndiaye amul problème mais comme que justice tamit war na cee def rôle na ko def ndax affaire yi dafa yàgg de ci kaw la ba ci suuf parce que boo xoolee papaam bii nii moom au début bi ñuy wax gars yi dañoo dikkoon ne moom xamu ci dara yëgul affaire bi kii gars yi ne woon moom mook Adji Sarr ñoo bokk deal bi ñoo ko liggéey ba mat sëkk ndax boo xoolee am na tantay Adji Sarr bu génnoon temps yële si ginnaaw bi affaire bi doog di door daal di expliquer cas bi ni mu demee yëpp maanaam fi ñu jaar fi papa Adji Sarr di déggante Adji Sarr ba wax ko fi muy jaar pour mën a kii léegi moom bi mu ci foree loolu papa jëkkër bi wax ko dinaa la ciy jox 300 000 nga noppi kon ça veut dire que corrompu bi mu ngi commencé foofu léegi bàyyiwuñu foofu parce que dafa continuer di dox léegi ki nga xamante ni mooy Adji Sarr génn daal ne man amu benn tante ñu toogaan ñu ne bàyyi na bàyyi voilà mu ne ñaari frère la am ñeneen génnaat di wax li c'est-à-dire que affaire yi ba mu commencé ba fi mu yem nii lépp ay caaxaan ak tappale kese la caaxaan ak tapp moo am caaxaan ak tappale yooyu nag léegi am ba tey jii nii moom ñuy dem confrontation privée moom mu dem di filmer léegi fi ngay xamee ne caaxaan la maanaam fi justice di ñàkk a defee liggéeyam bu fekkee justice def na liggéeyam ci cas bii nii na ku nekk xam ne mbir mi ay caaxaan amu ci mais bu fekkee nag defu ci liggéeyam dafa fa seetaan nii rek neutre nii xool maanaam waxul dara Adji Sarr deful dara Adji Sarr amul benn sanction bu tegu ci kaw Adji Sarr nañ jàpp ne mbir mi complot baa ngay dox ba tey doy na waar Mame Diarra Diagne ñu ngi koy jaajëfal ci déglu bi waaye kii nu mu tuddati Serigne Fallou ci kawu Adji Sarr bii nii parce que yow déjà nga filmer nit te neexu ko wala nga photo nit te neexu ko rek crime la waxantuma laa nag nga dem ba ci bureau doyen des juges interrogation bi parce que foofu noonu bu fekkonte ne ni nekkul interrogation privée yaakaar naa dinañ woo télévision nationale bu RTS mu ñëw teg caméra filmer diffuser signal bi ñëpp jot ci bu fekkoon loo xam ne ñëpp dañ cee war a jot yaakaar naa foofu lay demandé ci barab boo xam ne amaana sax téléphone du woon yoon sax mu yore téléphone waxantuma laa nag di filmer comme ni nga ko waxee rek bu fekkee complot am na wala complot amul moom fii lañ koy xamee justice boo fay dugg fii nii donte sax bari na ay points yoo xam ne mën nañ ko faa xamee bari na points yoo xam ne mën nañ faa leeral mais diffuser information jàmbur moo xam muy audio wala muy vidéo wala muy photo lu mu mën di doon te neexul borom tàgguwoo borom moom Ndeye Khady Ndiaye fi mu toll nii bu ko neexee mu porte plainte maanaam justice boo fay dugg waroo yor sax téléphone dañ lay fiyee xool sa kii yëpp waroo yor téléphone léegi comme que moom dugg na ci biir yor téléphone am benn loolu infraction la dugg na yor téléphone am beneen bi ci topp bi muy wax moom papaam filmé wu ko lu tax filmé wu ko moom la muy wax dëgg la moom gëm na la muy wax moom jàpp nañ ne Ndeye Khady Ndiaye mën naa dina dellu léegi ñoom jàpp nañ ne Ndeye Khady Ndiaye moo war a dellu ginnaaw moom lañ war a filmer pour denc ay vidéo am pour ëllëg après ñu génne ko di ko tiiñal ko tuumaal te Ndeye Khady Ndiaye la waxoon démb lay waxaat tey
yooyu yëpp maanaam ay caaxaan la rek yoo xamante ni justice moo war a jóg rek leen mbir mi mu jeex une bonne fois ki nga xam ne moom moo di papay Adji Sarr xam nga moom depuis le début ñu ngi koy tudd ci affaire bi muy daw waaye fi mu toll nii moom dafa mel ne li ñuy wax daw ma ci yoon moom fi mu toll nii waaw kay dafa engagé voilà parce que boo xoolee keroog moo ko doon gunge Adji Sarr di ko si dem naan sama papa moo ngi nii est-ce que xaalis bi duggul fi mu toll nii xaalisu defal nànk de en tout cas ñoom xaalisu Macky Sall ko lekk doo nelaw da koy réglé Mbadou borom tuwaa xaalis su fekkee da cee lekk waaw kay fi mu toll nii dafa mel ni est-ce que du papa Adji Sarr moom dafa dugg ba ci biir mënatul a génn mu ragal tax muy dajale ay preuve moom tamit di xaar un jour bu ñu naree suuxal doomam wala ñu nar a accuser doomam dara wala ñu nar ko sàkkal pexe mu génnee loolu non papa Adji Sarr moom fi mu toll nii moom ci coach yi la bokk fi mu toll nii Adji Sarr am na papaam coach la am na coach maître El Hadj Diouf waaye tamit coach Gabriel Kane moom ñoo ko daal maanaam papa Adji Sarr moom bu dee coach la coach bu waye di la moom maanaam d'abord maanaam coach bu waye di mooy papa waaw man moom jàpp naa ne man sama doom wax naa ko fii bu yàggul dara ana nit nan lay jëlee doomam di ko yar ci ak naafiq maanaam loolu rek ak waye di d'abord léegi nag comme que moom waye dina ba dugg ci bu nekkoon parent bu responsable tey jii ne Adji Sarr ma nga dëkk ba très bien comme kii ni mu ko waxee mati 3 pommes mi mooy waxkat boobu rek li mu wax léegi nii mu ne pourquoi pas ñuy bañ ñuy garder Adji Sarr moo dikkaat fii bañu ñu koo garder mais Adji Sarr war na mën a dem seen kër toog ñu garder ko foofu pourquoi léegi ñu jël ko en otage téye ko di ko régler di dugal di ko jàngale tax temps yi lu leer lay làkk français man maa ngi koy dégg léegi nag le fait que maanaam papa Adji Sarr dugg ci cas bi pare naan damay bañ buñ gars yi reculer ma génne vidéo yeeg genre yooyu yëpp dawatul loolu moom fi mu toll nii li muy téye pour preuve jàpp na ne mbir mi fi mu toll nii mbir la bu jàll ndax amul xel bu amoon xel fi mu toll nii affaire yi maam du ci dugg sax maam ñàkk xel mënut a passé nga dugg ci kompalooy caaxaan yoo xamante ngay toog tey naan booy liggéeyal état booy liggéeyal ñenn ñi faaw nga yor ay preuve pour ëllëg bu ñu weddee nga teg ko bu ëllëgee fu ñu koy tege moo ma jaaxal ba pare yàlla mu ko teg sax dugg ci biir moom ci boppam sax day dellu ginnaaw ñu war cee wax sax ki nga xam ne moom moo yore interrogatoire bi bu delloo ginnaaw moom la concerné bu delloowul ginnaaw moom la concerné parce que yow ki ngay interroger tey jii bu ñëwee li mu wax bind nga ko denc bu ñëwaatee li mu wax bind nga ko denc donc bu delloo ginnaaw yow muy jugé yow yaay war a yaay xam ndax dellu na ginnaaw dellu ginnaaw mais yaakaar naa Adji Sarr moom loolu yoonam nekk Ndeye Khady Ndiaye bu doon dellu ginnaaw dellu na ginnaaw ñu ko joxee million bañ ko joxee 40 millions voilà boobu lay dellu ginnaaw maam nit dëgg dafa neex boo ci nekkee da ngay libre donte ni dinañ la xoqatal dañ la daj loolu métti teg la ay coono yoo xamante ni maanaam yàlla sax tegu la ko mais ñoom ñoo la koy teg ngir nattu la mais duñ mën dara parce que nattu suñu borom rek moo ko mën a teg nit ak lu metti un jour viendra lépp jeex de toute façon daal ngor ak dignité bi moom bi mu yor ba ñëpp xam ko ñëpp nawloo ko na ko gën a téye gën ko sàmm parce que mbir mi à chaque fois day soxla ngor ak dignité pour situation yi gën a leer mbiru Adji Sarr daal xam naa ne bu baax li ko gars yi traité ci réew mi bëri na de fan yi moom en tout cas doy na waar mbirum Adji Sarr en tout cas vidéo yi moom fi mu toll nii lëmb na li nga xam ne moom moo di toile bi waaw bu ñu jógee ci loolu dañuy ñëw ci ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna nee na fas na yéene waaw xam naa ñu jéem a teg vidéo bi rek bala ñoo jàll ci Guy Marius Sagna ñu ñëw ci kii bi Ndeye Khady Ndiaye ak Adji Sarr Diallo mu ngi koy déglu loolu yëpp nag xewee ci biir bureau doyen des juges ñu yaakaaroon ne nag yooyu la mbir moom kumpa la war a doon enquête bi kenn waru ko fésal ndax amuñu ci yoon benn yoon wante nag ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr moom da leen doon filmer ndax ci ay kàddu nee nañu waajuram bu góor maanaam papam moo ne ko da nga koy rek filmer ginnaaw bi nga xam ne doyen des juges mu ngi déglu Ndeye Khady Ndiaye bu fekkente ne nag daa dellu ginnaaw ci li mu wax
rek nga daal di koy fësal ci biti comme na mu defee rek Mamour Diallo jëm ci boobu lépp complot mu mel ni nag la xewoon ca biir bureau doyen des juges nag ñu ngi koy gën di fësal di ko tàllal ci mbedd mi bonte de loolu la ñu bañaloon ki nga xam ne moom mooy capitaine Seydina Omar Touré ba daal di koy dàq ci li nga xam ne moom mooy l'armée bi wante nag tey moom ki nga xam ne moom mooy Adji Sarr rek daal di nay génne ab vidéo wane Ndeye Khady Ndiaye ak doyen des juges ginnaaw ba ñuy jàkkaarloo jëm ci coowal Ousmane Sonko kii di Adji Sarr ma nga xam ne moo ko jiiñ ne da ko sàkku woon atuma 2021 te ba léegi daal amaguñu lenn luñ ci leer wante it procès bi ba léegi mënaguñu ko tëgg ba boobu nag ñu ngi xaar ki nga xam ne moom mooy doyen des juges mu daal di convoqué Ousmane Sonko wante it dinañu xaar ndax Mamour Diallo moomu dinañ ko convoqué ci boobu lépp wàll ndax audio yi ñuy jot a dégg muy circuler ci réseaux sociaux yi faw rek ñu déglu ko wante it procès bi tamit sénégalais yi yàkkamti nañu ko lool ndax dañoo war a jàll ci leneen. parce que procès bi sénégalais yi yàkkamti nañu ko lool ndax dañoo war a jàll ci leen muy wax bu am solo en tout cas procès Adji Sarr bi ak Ndeye Khady Ndiaye moom bokk na ci dossiers yi nga xam ne moom sénégalais yi moom la ñu gën a yàkkamti mu jàll ndax ñu nekk ci jàmm boo xoolee vidéo bi sëñ Fall ñoo ko gisandoo juge bi mi ngi toog ci siège am wan ginnaaw ki nga xam ne moom moo yore caméra moo yore téléphone bi di filmer di Adji Sarr Ndeye Khady Ndiaye daal di toog jàkkaarloo ak moom mu koy interroger muy tontu mu nekk loo xam ne doy na waa lii moom war nañ ci gaaw daal ci wax war nañ ci génn ay kii parce que maa ngi gis benn waa APR bi ñu ko waxee vidéo bi avant mu ci doon jot moom ndax kaa weddi ba tax ca naajo ndax nee na mënul nekk doyen des juges mënul a toog Adji Sarr nekk ci salle bi di filmer te mënu ci wax mu commencé ne ay accusation la wax leen lu logique waaye ba mu gisee vidéo bi moom dafa noppi. man waa APR moom des fois daa am ñoo xam dañuy xaw a xorom. bari na ci ñu xorom nag. mais comme ni ko kii bi waxee rek audio bi waxee rek. comme que lu mel nii lañu vilipendé woon. ba dàq ci kee Omar Touré léegi kii nii moom def na ko te moom moo nekk ci projet bi moom la ñu war a régler léegi ku ñuy régler ñu ne yaa yow li nga wax dëgg la am du dëgg nga indiwaat beneen boo xamante war nañ la cee mën a topp léegi doyen des juges na def rôle am liggéeyam kese mooy loolu de parce que moom mën nañ ne gisu ko ci ginnaaw la ko woon d'accord nañ foofu gisu ko peut-être bu jàkkaarloo mën nañ ne waroon na koo mën a wax bul filmer mais gisu ko ginnaaw la léegi nag yoon li mu wax ci affaire bi na ko def su ko deful gars yi jàpp ne toujours complice am na rek sénégalais yi moom kenn moomu leen moom dañuy voilà dañuy analyser di interpréter waaw di ko développer waaw léegi nag ñoom ñooy xool bu leen ci gënal nañ jël bu ñu ko lijjantee ñu ne c'est bon du complicité léegi bu fekkee du complice mais bu fekkee nag réglé wuñu ko ñu jàppi ko complice rek fii moom en tout cas ku nekk libre na moom en tout cas doy na waa ñu dellu ci suñu troisième point bi di candidature ki nga xam ne moom moo di Guy Marius Sagna parce que nee na moom rek fas yéene naa nekk ab député ca assemblée nationale bi ñu fi yàlla bàyyee ca élection législative yu juillet yi nga jublu yi ñu jublu Guy Marius Sagna nag ku nekk xam na ko ci xeexal askan wi ku nekk xam na ko ci xadar waaye ku nekk xam na ko ci kat moom koo xam le la moom li muy nekk ci biir kaso ba moo ëpp li muy nekk moom daanaka bu génnee wax rek ñu tëj ko loolu tamit dina xaw a nekk loo xam ne dina xaw a doy waar Guy Marius Sagna à l'Assemblée nationale. waaw du doy waar de. parce que wax dëgg yàlla war na fa mën a nekk. ndax li tax mu war fa nekk mooy à chaque fois. dañuy gis teggi mbalaanu kiiraay ba sonn woote kaay leen ñu teggi mbalaanu kiiraay. comme que à chaque fois dañuy gis muy wàcc ci terrain bi di xeexal askan bi. ay discours am xeexal askan bi rek moo ci nekk. heure bu ñu ko jàppee bu ñu nee lu ñu ko jàppee dara manifester di xeexal askan bi. léegi nag xeexal askan bi kay faaw nga am ay armes pour mën a xeexal askan bi. te jàpp naa ne tey ji bu nekkee candidat bu demee député bu nekkee député assemblée nationale jàpp naa ne war na mën a xeexal foofu askan wi te fa la xeex bi di gën a kii xanaa. comme que Sénégal moom pour nga xeex il faut que nga am doole pour mën a jàkkaarloog ñii ma gis. daal bu demee assemblée nationale jàpp naa ne dina fa mën a gën a taxaw gën a mën a kii te loolu maanaam.
stratégie bu am solo daal te loolu moom xalaat bu ma apprécier la. lu rafet la tamit te na ko askan bi jàppale tamit mu dem xeexal askan bi ndax image am mooy xeexal askan bi à chaque fois. loolu la ñu gis loolu la ñuy wan saa su nekk la ca biir ñun itteeluñu parce que sénégalais yi des fois dañuy indi privé jàmbur. tegal la ko ci table bi pour nga koy waxtaane te loolu amul njariñ. ñun li ñu itteel mooy moom xeex bi muy xeexal askan bi bëgg gi mu bëgg askan bi nga xam ne kii à chaque fois day dee ngir askan bi. ñun loolu moo ñu itteel te ñooñu lañ soxla ci Assemblée nationale parce que Assemblée nationale ña fa nekk. pour askan bi moo taxoon ñu dem fa waaye jàpp naa ne dañ faa nekkal pour parti pouvoir wala déet parce que boo xoolee dafay am ay député yuy génn sax man ne député Macky Sall la wala député kii là c'est bizarre. boo demee ba askan bi fal la ngir bëgg nga leen di xeexal di leen kaasal seen ay bëgg-bëgg ci pencum ndaw réew ñi. nga daal di toog tey di am fooy féete ak yooyu c'est désolé. en tout cas c'est bon daal na ko askan bi jàppale mu dem nekk député di xeexal askan bi. ajo kon Guy Marius Sagna candidat aux élections législatives 2022 ci mois de juillet waaye tamit bu ñu jógee ci loolu rek ñu ñëw ci point bi bii nag moom fait société la. yaakaar naa moom fee la boo xam ne moom chaque jour rek boo toogee di nga koy dégg muy kaaw benn jigéen bi nga xam ne daf doon wasin fële ca hôpital bu Ziguinchor moom nee na 4 doom la ëmboon ku ne xam na ne ëmb benn doom rek dafa compliqué 2 doom dafa compliqué waxuma laa nag 3 doom loo xam ne duñu lu ñuy faral di gis rek mu doon accouché waaye bi mu demee nee na sage-femme bi seen téléphone WhatsApp lañ nekk abandonné ko ba doom mi dañoo mujj di ñàkk seen bakkan benn par benn ba ñoom ñëpp ñu faatu. waaw di ko masaw rek d'abord ci métit boobu nga xamante ni dund na ko dañ ko ci masaw. di ko ñaanal yàlla joxaat ko lu ëpp loolu. wala lu gën loolu. parce que boo xoolee la fois passée rek débat nañ ci lu mel noonu. ci li xewoon fële ca Louga. biñ ci génnee am na beneen cas bu dikkaat. bii cas dikkaat toujours li ñuy wax rek foofu mooy c'est le moment. maanaam ñu jëlee fi ki nga xamante ne mooy ministre de la santé. parce que rôle am da ko deful wallaay rôle am defu ko moment bii nii wax naa ko fii démb nee naa la bu ñu nekkee ci moment bu hôpital yi di grève askan bi di grève maanaam askan bi sax léegi dañoo dem bay wàcc ci terrain bi di grève ñu ne ndax lan ñu ne ndax santé bi normalul parce que boo xoolee la fois passée Louga dañoo wàcc ci terrain bi ñoom ñëpp pour di naqaru li nga xamante ni xew na fa te lii tamit bu dikkaatee xew Ziguinchor ça veut dire que éléments yi nga xamante ni ñoo nekk ci poste de santé yi éléments yooyu il faut que ñu am benn segg bu ñu def ci seen biir il faut que ñu éduquer waat leen il faut que ñu jox leen éthique ak déontologique il faut que tamit ñu am xam-xam ak xarale bu ñu mën a nekkee foofu noonu parce que hôpital dafa sensible hôpital dafa nekk risque yoo xamante ni képp ku jóg di dem di faju ji yaa ngi séentu boo demee ñu faj la yaa ngi séentu boo demee ñu teg la ci dans des bonnes conditions léegi nag boo demee bonnes conditions yooyu amu fa da ngay commencer di am souffrance ci affaire bi nga xamante ni moo la fa indi ndax boo feebaree tey jii wax naa la meilleur comprimé mooy ñu dalal la waxtaan ak yow ba sa kii wàcc loolu dafa bokk ci meilleur comprimé yi nga xamante ni moom la docteur bi war a jox malade bi léegi bu fekkee rek da nga dem ñu lay négliger nga war a toog fii ñu lay toogloo fële nga war a faju automatiquement ñu lay xaarloo nga war a tëdd ñu lay toogloo ñu war la opérer di la piqûre bu boobaa affaire yi day xaw a bizarre xaw a compliqué xaw a salté ba maanaam loolu nag da cee am koo xamante ni mooy part de responsabilité muy ki nga xamante ni mooy ministre de la santé. te Barthe Demba Ndiaye ñi maa ngi gis ci benn plateau télé ñu invité ko mais moom lu ñu ko laaj rek daf naan xamu ci dara. parce que xamu ci dara xaw ma. non da ci tamit en tant que ministre. saa waay wax dëgg. wàññeewul dara. ba pare sage-femme yi aussi ñoom tamit ñu ngi xeex ak ñi nga xam ne ñoom ñoo di infirmières yi ñoom tamit ñi ngi xeex que ni teguñu leen ci conditions yu baax ba pare fayuñu leen dara daanaka ba pare dañuy liggéey ba seen heure de travail daanaka 24 heures sur 24 la ñuy liggéey. ba tey yaa ngi delloo yëf yi ci ministre de la santé. loolu lépp ay rôle am la rek maanaam fayuñu sage-femme beeg la mu war a am amu ko. teguñu ko ci dans les bonnes conditions. yooyu yëpp ministre de la santé moo war a def rôle boobu. léegi nag bu fekkee moom lu ñu ko laaj xamu ko te jiite mbirum santé bi gën a sensible est-ce que tamit du jot moom sax maanaam waruma wax maanaam moom nañ ko dàq moom personnellement moom moo war a dikk démissionné ne seet leen keneen mu yor ministre mu nekk ministre de la santé parce que man tële naa parce que boo tëlee da ngay nangu ne da nga tële te moom dafa tële comprendre mbirum santé tous
bu fekkee da nga toog ci plateau parce que gis naa ko Pape Djibril Fall di ko poser ay questions yu bari mais du répondre dara parce que maîtriser wul dara ku maîtriser wul dara nga koy jox mbirum wér-gi-yaram ci réew mi nga xamante ni feebar bi dafay bari lool nit ñi dañuy feebar nit ñi dañuy am doom nit ñi dañuy def leneen leneen léegi nag yooyu yëpp nag tey ji santé bi war koy régler ay situation yu grave di am nit ñi di ci faatu di ñàkk seen bakkan semaine bii ñu génn ak ñu duggaat ci biir ay décès rek ngay gis yoo xamante ni ay négligence moo ko waral ci hôpital yi léegi loolu buñ ci jóg jël ay mesures nag régler ko une bonne fois pour tout mu bari na si hôpital yi en tout cas da ngay ñëw war a am doom ñu di leen négliger wala ñuy nekk ci seen mbiri bopp parce que boo xoolee femme bi nga xam ne cas bi nga xam ne amoon na Diourbel moom nee na bi mu ñëwee complication bi mu ñëwee am daf doon saigner bi mu ñëwee fa lañ ko bàyyi muy saigner ñoom ñu dem di xëdd barki démb sama benn xarit nettali na ma nee na moom fi mu doon accoucher nee na bi mu accoucher ba pare am na yeneen femmes yu waroon accoucher ci biir salle bi mais nee na médecin bi mu duggee ne leen jabaru diw bi moo fa ñëw dafa war a accoucher moo doon woote sànq neen ñoom ñëpp dañoo génn bàyyi ña nekkoon ca saal ba de dem ci jabaru diw moomu amaana diw moomu noonu dafa xamante ak ñoom amaana diw moomu noonu dafay liggéey ci seen biir wala diw moomu noonu dafa nekk borom xaalis mu mel ne faj mi léegi daal kumba am ndey la ak kumba amul ndey waaye sama genre gi moom bu ñu feebaree doom hôpital wala ñu matu dem hôpital moom amuñu moyen xamuñu fa kenn tamit yàlla doomu moo lay dimbali. non réew mi mooy kumba am ndey ak kumba amul ndey léegi nag hôpital yi dafa judd ci réew mi dafay refléter waaw dafa société bi. très bien léegi bu juddoo ci réew mi nag léegi réew mi di kumba am ndey ak kumba amul ndey hôpital mënoo wax ba du nekk kumba am ndey ak kumba amul ndey mais hôpital la yoo xamante ni tey jii maanaam dañ cee war a jël ay mesures yoo xamante ni yu sévère lay doon ci ñi nga xamante ñoo nekk ci biir hôpital ba di liggéey parce que métier yu mel noonu duñ ko jox koo xamante ay caaxaan métier yooyu duñ ko jox ko maîtriser wul métier yooyu duñ ko jox ko amul ak dal ak bu yar lépp dañ ko war a tàggat ci nit ki nga xamante ni moo fay am mais léegi da ngay gis hôpital yoo xamante ni maanaam ay jinax ak ay kañaa fa dëkk léegi le fait que nag yooyu di am léegi yooyu yëpp santé bi maanaam li ñuy jël ay stade c'est bien beau terre bi c'est bien beau genre yooyu yëpp c'est bien beau mais xaalis bi nañ ko jël def ko d'abord ci santé ak wér-gi yaram ak dund gi parce que ñaar yooyu mooy priorité wér gi ak dund gi dafa nekk priorité ci doomu aadama bala ngay dem ci stade entraîné da nga lekk ba suur da nga am ak wér bala ngay dugg ci terre bi da nga am ak wér wala nga am po la lekk ba suur ci terre bi voilà léegi nag yooyu yëpp bu fekkee amoo ko rek ñu lay defal ay terre rek ay stade rek c'est bien beau nag lu baax la tamit lu am solo la ci réew mi aussi mais nañu xool farata yi ñu def ko ba pare doog di def sunna parce que farata mooy priorité voilà dund ba pare faju ba pare soog a tal sport très bien soog a tal fomi voilà nañ faj nit ñi jox nit ñi ñu lekk contrôler nit ñi ci dans les bonnes conditions bu ko defee réew mi mën na neex. en tout cas doy na waar waaye tamit suñu gouvernement yi ni ñuy tabbee ministre des fois dina tax yenn kii yi di xaw a sooxe bu fekkee da ngay tabb ministre ci wàllum santé war nga jël koo xam ne maîtriser na domaine bi au moins nekk na docteur. man Sénégal rek laa gis. au moins yàgg na ci faj yàgg naa galéré ci biir koo xam ne yàgg naa galéré laa wax. moom xam na dina xam bu baax a baax li malade yi du dund dina xam bu baax a baax li nga xam ne moom la médecin yi du dund waaye dina xam li nga xam ne moom la ñu soxla ak seen àq ak seen yelleef ndax képp koo xam ne galère nga moom boo dee gor bis boo demee ba génn ci galère googu noonu képp ku ca nekk di nga ko xam waaye ni ñuy tabbee ministre mooy fexeel ma gañe sa gox ma def la ministre léegi noonu la ñuy tabbee ministre yi. bokk na ci liy sooxel yenn domaine yi. maanaam Sénégal rek ngay gis ñu tabb ministre nit. ñu fal ko mu nekk ministre wala mu nekk député seen waa kër ak famille bi di yuuxoo di kontaan maam di yuuxoo waaw maam d'abord voilà définition bi mooy maanaam ñun tekki nañ léegi nag kooku doon buñ koy fal maanaam ci lan lañ koy fal yow yaa gañe sa gox léegi faaw ñu fal la ministre ban ministre lañ lay fal maam xooluñu lam expérience de déedéet Sénégal xooluñu la am expérience mais nañ ko fal dara rek da ngay gis nit ku am expérience ko neexalee daal léegi poste neexal la rek. très bien léegi ñu neexalee la ko léegi yow nga jël nag moment bi lay neexalee yow nga jël xaalisu askan wi. di sa askan di lekk maam sa famille di dund gu neex léegi nag yow fa nga war na régler doo ko régler parce que li tax doo ko régler xam nga ne yow suba boo ñàkkee poste ba nga ñàkk ko ñu wàcce la. léegi nag comme que dañ lay wàcce suba. jox nañ la poste tey te leer na ne suba keneen day gagné poste ñu jox ko. lekkal ba pare noonu la ñuy dundee. léegi nag loolu faaw mu jóg fi. dem na ba ci ki nga xam ne moom moo di Mansour Faye
Mansour Faye ak doomam bi doon jàngee ji bitim réew amoon bac 2012 te yore ferme bi damay bañ a wax tur bi muy nekk publicité milliards yi nga xam ne kii na ko parce que boo xoolee benn étudiant bu pare master am 2017 2022 diggante boobu mënu fee am ay millions yoo xam ne moom lay jëndee terrain boo xam ne dafay jar 120 et quelques millions jënd ay nag yoo xam ne ay millions lay jar te boo xoolee ki nga xam ne moom moo di Mansour Faye di papaam terrain bi daf ko jënd cash. Mansour Faye moo yoroon suñu ceeb bi wala. moo yore woon ceeb bi. temps yi corona. Mansour Faye nekk na ci ndox mi. moo yoroon ndox mi tamit. moo yoroon ndox mi coow bi ba ci dégg moom moo jële woon ndox mi ci SDE yóbbu ko Sen'Eau yóbbu ko Sen'Eau jox ko waa Sen'Eau. Mansour Faye kon moo def yooyu yëpp. Mansour Faye moo. parce que loolu dama ci doon déglu maanaam gis ne Sen'Eau bi mu jëlee SDE bi mu jëlee ndox mi. yóbbu ko Sen'Eau. maanaam foofu la difficulté yi gën a méttee ci askan wi. parce que foofu la facture yi gën a yokkee. léegi kooku noonu doomam tey moo géré parce que maa ngi gis image yi muy tourné man parce que des fois image yu ñàkk fay lay du ma ko suivre parce que doomam Mansour Faye moom ku xam Mansour Faye xam ne man bi may soog a gis kii bi reportage bi nga xam ne moom la médias internationaux yi def ci moom bi may soog a gis reportage dama ko nawloo woon parce que xamuma woon parce que ñoom ci biir reportage bi waxuñu ne doomu Mansour Faye la mais xam nga sénégalais yi léegi dañoo yeew kenn du leen bëlëfe léegi enquête nañ ba xam ne xale bi doomu Mansour Faye la xam nañ ne xale bi mësul liggéey kon ku mësul liggéey fu mu war a jëlee ay millions wala ay milliards yu muy investir ci entreprise. li may faral di wax jeunesse bi. toujours dama leen koy wax. maanaam ñii ñu topp nii di leen neexal di marseet ay kii ñooñu noonu. préparé nañ seen i doom bu yàgg. ci suñu alalu réew. loolu la de ci suñu alalu réew. léegi comme que ñoom préparé nañ seen i doom bu yàgg ci suñu alalu réew. ñun nañ am fulla ju toll ni ñun ëllëg buñ fi nekkee ak seen ay doom. maanaam ñun ñooy kii diriger. maam nañ xool réew mi xam ëllëg fan la war a mujjee ñun ñu nekk foofu mais pas ñun ñu nekk fii topp ci ginnaaw Mansour Faye suba doomam ñëw ñu toppaat ci ginnaawam ginnaaw suba sëtam ñëw ñu toppaat ci ginnaawam parce que moom ni mu defee blanchiment d'argent bi sàcc xaalisu réew mi dem investir ko ci doomam noonu la ko keneen ak keneen di defee ku nekk rek la nga jël da koy investir ci sa doom ñi seeni jarbaat ak dafa feeñ de ndax réew mi sàcc yi ñu ngi fi toog ñu leen di dooleel sàcc yi sàcc alalu réew mi laax de maam alalu réew mi xam nga waxuma yenn sàcc yi sàcc alalu réew mi ñooñu noonu ñoo fi nekk tey am doole di wax di dal ci nit ñi di jàpp nit ñi di tëj di torturer nit ñi ñooñu kese ñoo fi nekk di def loolu ñoom kese ñoo fi nekk léegi nag le fait que ñoom ñuy def loolu di sàcc alalu réew mi te système bi ala kulli aali système bi tant que changé wul loolu mooy am sàcc alalu réew mi ala kulli aali tant que système bi changé wul moom ñi jiite dañuy noos ba doyal jox seeni doom bu ñëwee ñeneen yor léegi nag loolu nag moo fi war a jóg nan la fiy jógee ñun jeunesse bi ci bopp ñoo war a am vision bu leer ci suñu réew bii xoolaat nan lañ war a def pour ëllëg ñun ñi nga xamante ñoo fi nekk ay pauvre ëllëg ñu gérer dara ci réew mi nekk responsable ci réew mi liy dox ci réew mi ñun ñu koy doxal changer système bi nga xamante moo fi nekk mais le fait que dañuy toog rek ñu ñuy gérer bu ñu soxlaa jox ñu tiset jox ñu 3000 ñu ñëw topp leen suba mu jeex ñu toog fàttewaat la bu ñu amaatee leen waat la jox la tiset loolu tant que ñu ngi def loolu duñ tàggoog doomi président yeeg doomi ministre yi ñëw di ñu gérer waat mënuñoo tàggoog moom doy na waar en tout cas kon xam naa loolu moo nekkoon point yi nga xam ne moom lañ fi indi woon pour développer ko ñu daal di tàggoo revue de presse bi moom la ñuy jeexalee ak Ahmed Aidara di leen tàggu rek sëñ Fallou ma bàyyi la nga tàggatoo ma daal di tëj. waaw di amaat mbégte bu baax contentement di jaajëfal tamit ñi nga xamante ni ñu ngi doon bàyyi xel di jaajëfal tamit suñu techniciens yi mais aussi di jaajëfal DG bi comme ni ma koy faral di waxee rek moom dafa nekk koo xamante ni macha allah président war na ko dooleel teg ko loxo ndax mu ngi jàppale ndaw ñi. te bu fekkee emploi des jeunes rek moom macha allah kon na ko dooleel. jox ko doole te bañ ko xoqatal. di jaajëfalaat képp koo xamante rek yaa ngi doon bàyyi xel ku ci mel ni Mame Diarra Diagne ñu ngi koy ziar moom Mbàkke la dëkk ñu ngi koy jaajëfal bu baax a baax. di jaajëfal képp koo xamante ni rek yaa ngi doon teewlu émission bi mais aussi di la jaajëfal Warkha ci am mbégte saa su nekk rek di ànd ak yow ci émission bi mais di jaajëfal sama Serigne Cheikh Mbacke ibnu Serigne Abdoulaye Mbacke yàllaay buur moom mi nga xamante ni wax dëgg yàlla def na lépp ci man di lépp di sama lépp di sama fépp ñu ngi koy jaajëfal di ñaan mu yàgg fi loolu te wér Mbacke
aja sëñ Fallou kon xam naa rek noonu lañ lay jaajëfale yow tamit di jaajëfal suñu technicien yi ànd ko do seen ak jàmm ñoom ñoo nekk ci réseau bi ak digital bi di leen jaajëfal bu baax rek di leen wax tamit ngeen continuer di abonné ak di partager suñu objectif mooy 1 million d'abonnés kon jàpp leen ci ngeen abonné ngeen daal di partager daal di dooleel doomu Bawol dooleel alalu Bawol Bawol Média première radio vision fii ci diwaanu Bawol ñu di leen jox rendez-vous suba incha allah ci beneen numéro kon dañuy jeexale rek ak revue de presse bi jaa ngeen def ko suba ak jàmm incha allah. li ci yéen kaay yi ak El Hadj Ahmed Aïdara. bismillah. rajo direct news ne xalif général xaadiriya de wuy ji ne boromam allahu akbar Cheikh Aya Aïdara daal di ne wuy ji boromam nag barki démboo Njaay Sénégal day ak Mauritanie ñàkk nañ nitu yàlla dëggantaan Njaay sursaane dimanche yi ñu génn day la ko def ca Nimzaat allahu akbar Cheikh Aya Aïdara moom nag mi ngi fi wutu woon kii di Cheikh bu nayn yéene kaa gi ne ñun de ñu ngi koy jaale Sénégal képp Sénégal googe ay hôpitalam dañoo feebar de mar de Italie ubbil direct news yéene kaa yi fa dogay fay bi ne benn l'hôpital a ngi ni lé moom ci boppam urgence la ne allahu akbar ne ko monsieur le président Macky Sall sobel hôpital Aristide Le Dantec looloy dëgg de ndaxte la gis nga monsieur le président Macky Sall hôpital bi daa yeyool nag dëggandaan Njaay ñu bàyyi ci xel waaw waaye nag yow président Macky Sall nga dugal ci sa loxo impliqué wu ca personnellement te gis nga monsieur le président Macky Sall sobel daar de toute urgence hôpital Aristide Le Dantec gi lée monsieur le président de la république Macky Sall indil saafara gaaw daar ci hôpital bi nga xam ne royukaay la ci Afrique soowu jant te gis nga monsieur le président Macky Sall hôpital bi la day néegu ñax la jógee structure sanitaire de case hôpital en 1868 ba hôpital La Dantec 1956 monsieur le président Macky Sall ay services yu bëree bëri ci hôpital boobee boo sàgganee danañu màbb de danañu daanu de te gis nga situation hôpital Aristide Le Dantec waaw même bu dee sax gaañaa ngay jéem a def ay jéegoog ñoomin seen daa yayool ñu daal di koy jël nag ak fulla ak fayda bu ko laajee sax ñu dem ba tëj ko comme ni ko protection civile ak rapport u bureau Veritas daal di kon santaane monsieur le président Macky Sall gis nga hôpital Aristide Le Dantec gi lée farata la ngir kilifa yëpp daal di kon jug yëngu nag laa la wax hôpital yee gën a feebar nga fay faju laa wax libération yee ne kaa ne xoolal ma Mariama Magui mi lée jémé Mariama Magui jémé waaw musiba mbaa ba kumba bi nga xam ne moom la dundu ca hôpitalu Ziguinchor ba lay nit ki ndaw si nee na le 24 septembre 2020 waaw sama ñeenti doom yee doon dee benn par benn ci hôpitalu Ziguinchor googu te kenn waxuma sax masta laa la wax 9h ci suba laa fa ne ba 7h ci ngoon di 19h kenn taxawuma ñaari sages-femmes yi nga xam ne ñoom ñoo fa nekkoon tey ña nga woon ca WhatsApp ba way samba waaw te gis nga bloc même docteur bi nga xam ne moom moo fa nekkoon noonee nam waxeeg man neexul xamal na ma carrément ne ma mënuma ci dara parce que damay dem lekki allahu akbar nee na day dem añi noonu de benn bébé bi moor nee dama ne la benn bébé bi moor nee la judoo yeneen ñett yee day noonu la ñu dee laa la wax ay booru 19h 7h ci ngoon sama jëkkër a ngi nii taxaw te mënu ci dara allahu akbar sursaane gis nga la xew na ca hôpital Amadou Sakhir Mbaye ca Louga nga xam ne ca la asu soxna mi ne décédé ndax sagante goo xam ne kon personnel ba moom la nekk noonee syndicaliste day ña ngay jug nag di jàppale kon seeni naataango Seydi Gassama waaw ne déedéet moom daal képp koo xam ne def nga ca loo xam ne defuwul yat bi daa war a dal sa kaw laa la wax c'est pas parce que yéen a bokk métier wala ay collègue ngeen ba impunité nag war a am ca loolee def lu ne wee ngi te dara du la ca fekk ah non ca jamono jooje la famille omarienne waaw ña ngay dox na kon ay tànku jàmm ndax Serigne Cheikh Al nee na waxtaan na nag ak ñay liggéeyee ca hôpital boobee ngir maternité bi nga xam ne ña fay liggéeyee dañ na ko ràpp tëj ñu ubbi waat ko jàmm mën a dellu si waat kon ca hôpital boobee ca jamono joojee nga xam ne nag ña ngay jàmbat kon kër docteur waaw critique yéene kaay nee na waa kër docteur yooyee alxamis bi di ñëw grève générale dañuy grève de mardi Italie te xoolal ma yow alal ju bari ji nga xam ne moom lañ def ci biir hôpital yi lée teewul suñu hôpital yii ay bërëb bu deewukaay lañ de ay muruwaar lañ de ku fa dem dee de même bu dee kilifa yi ña ngi cay def alal waaw sénégalais yi dañoo mer ndax kër docteur boo fa demee di faju lañ lay def ñu naan hôpital ya évidence sénégal nañu aéroport international Blaise Diagne day wàcc na de gaa yi liggéey ba tax na de mardi Italie dama ne la essence bi dawal avion yi ci boppam di kérosène ba moo tax bés bi waaw ne kérosène day moo fa amul le quotidien yéene ka ne ñàkkum kérosène kay ca aéroport boobee waaw moo tax dem jéeg dikk gi nekk ca aéroport international Blaise Diagne jafe-jafe am na fa de le témoin yéene kaay ne dëgg la perturbation en vue dans le ciel dama ne la suñ jaww ji lée dem jéeg dikk gi ñàkkum carburant bi la de enquête yéene kaay ne la kaw ci kaw jaww ji le mandat yéene kaay ne jël nañ yeneen i mesure ngir aéroport international Blaise Diagne googe bu mu taxaw box populi ne taxaw biir aéroport international Blaise Diagne boo sàgganee waaw dama ne la ci paralysé la jëm te gis nga nag mbir mi gën naa xóot noonu de li ñu xalaat noonu waaw mbir mi gën na faa garaaw
le vrai journal ne Vladimir Poutine day moo door suñu aéroport jas bi le xeex ba ca Ukraine la termine yéene kaay ne te gis nga ca jamono joojee waaw politiciens yi day ña nga jax Macky Sall day ronk na ñaari maire Yewwi Askan Wi ak benn bu Wallu way Samba Ismaïla Kaba di maire Kotiari Wallu la Macky Sall jël na ko Amadou Ba maire commune nu Balax ak Dambey Ba maire Njëbel ay Yewwi Askan Wi lañu Macky Sall jël na leen gaay transhumé nañ l'indépendant yéene kaay ne Macky Sall day chéquier ba la génnee dëgg la dama ne la xaalis ba la génnee ma ngay jënd nag maire yu opposition bi lée moo taxit ay dëmboot génnee na ay mboot yu graaw Walfadjri ne élection député day waa Benno Bokk Yaakaar waaw génnee nañ seen malet ba de génnee nañ xaalis ba de nee na Fatmata Tall APR Guédiawaye waaw ci tribune yéene kaay nee na la tax nag ba ñu gañee ñu kon ci élection locale yi ci Guédiawaye gi lée xam nañu ko xanaa bi yoon moom kenn du fi nekk nag di xuloo xiiroo ngaayoo ñun waa Benno Bokk Yaakaar booloo rek moo ñuy may ndam dóoraat rek Cheikh Oumar Anne responsable APR ca Podor ci Source A waaw nee na ñaari yoon daal ñoo fi ne yoonu jàmm ji lée nga xam ne Macky Sall ci la ne ak yoon woo xam ne ay kàcc rek opposition bi nag foofee la lalu waaw yéene kaa gi ne waa Yewwi Askan Wi day fixé nañu nag règle ya dëgg la parce que ñoom nee nañu amul benn parti politique wala benn mouvement politique boo xam ne nag mën ngaa indi présenté benn nombre candidat boo xam ne day ëpp nag la moitié genn wàllu siège yi nga xam ne moom lañ jaglelee département ba mooy liste titulaire ya wala suppléant yi waa Yewwi Askan Wi yemuñ ca parce que nee nañu ne woon fa woon waxtaan ba juboo daal mooy am ca base ba bu fa amulee ñu daal di koy indi nag ca commission nationale des investitures ñu daal di saisir conseil de médiation et d'arbitrage ba ñooñee nag ñooy tranché Moussa Tine day ci Sud Quotidien waaw moom daal la mu wax mooy liste unique rek opposition bi booloo nekk benn daaneel Macky Sall mi lée box boobu li ne Aïda Mbodj day waaw naxarlu nag façon bi nga xam ni kon moom la Macky Sall di doxalee ni lée ci wàllum politique Aïda Mbodj ne ñin dañoo gëm ne élection député yi lée Yewwi Askan Wi moo koy gagné jublu nag ci élection présidentielle ya Cheikh Dieng ci lu jëm nag ci wàllum gàddaayu Karim Wade ci Rewmi Quotidien waaw nee na maître Madické Niang ci boppam kon moo doon négocier ngir maître Abdoulaye Wade te ba fii ñuy wax ak yéen de amul benn waa PDS boo xam ne xam nga lan la maître Madické Niang moomee signé Serigne Siri Makhtar Mbacké moo digoon Karim Wade ne ko dina nekk président le mandat yéene kaa ne dossier Adji Sarr ba day aji daal fa mu nekkoon la nekk ba léegi ni lée Ndeye Khady Ndiaye tam fa mu nekkoon la nekk ba léegi ni la de Tribune yéene kaa ne mais coowal capitaine Touré mi lée waaw léegi moom amatul laam-laame lii mooy wane ne Macky Sall moom wàllu mbancé unique buur la def boppam di buur di bum mi laa la wax képp koo xam ne àndoo ak moom ñu daal di lay sàkkal pexe te ministre bi nga xam ne tey moom moo dàq capitaine Omar Touré di Cheikh Oumar Anne waaw mais 2014-2015 rapport of nag ba kon lam ko wax mi ngi nii tege non seulement yore bon mais dañoo bi di kay ne Cheikh Oumar Anne mi lée kenn waratu ko jox ndomba tànk ci mim réew laa la wax te li ñu bëgg nag ñu wax ñu mooy nañ ñu wax capitaine Omar Touré mi lée lan la def ak kan la faral ak kan la compte ay Macky Sall ana sa gestion sobre ba ak vertueuse ba ana sa gouvernance ba nga doon wax en tout cas lii ñu def capitaine Touré day sagalul république bi de honoré wu ko de Badara Sy waaw ci l'indépendant yéene kay day yekk na lu mel ni xamee Cheikh Oumar Anne mi lée ministre waaw parce que Badara Sy nee na ko capitaine Touré day du sàcc du délinquant comme yow te gis nga buñ nekkoon ci république bu sérieuse yow Cheikh Oumar Anne heure bi lée yow waratoo wax ci mbooloo te dañ laa war a topp tamit ci côté justice Sud Quotidien ne état civil day léegi daanaka doom bu góor la rafle na yàqu na ci réew mi laa la wax dama ne la wàllum état civil li muy yàqal xale yi ci wàllu njàng meeg njàngale mi lée dem ba examen ñu ne la sécurité juddu baax lii dem naa ca fulal ba Sadio Mané day léegi nag amatul laam-laamee moom nañu mën ci àdduna bi lée ci la bokk Van der Sar nee na bu dee am na benn joueur boo xam ne war naa gagné ballon d'or Sadio Mané la waaye entraîneur am de lu yàlla xam doy na du koy xalamal de dem naa ca lamb ja Sa Thiès day ci suñu lamb waaw nee na rëg-rëg mi lée te réew maa ne law te lamb ji du ci am sens j'attaque sa koñ et sa gañ Sa Thiès sa wax dëgg de ndaw lamb ju mit waaye lamb joojee de ak lu mu miti Macky Sall na xam ne politique du métier parce que suul gaz du ko tere xeeñ te troisième mandat dañ ko fiy tere rek boo paree ma ne la sama waa ji jërëjëf El Hadj Ahmed Aïdara mbokk yi ñu ngi leen di jaajëfal ci teewlu bi di leen dig daje ëllëg incha allah ci beneen numéro revue de presse fii ci 2A TV la chaîne du peuple